di wax ni lu waral tey ñu génn ndax dañu seetlu ni Sénégal dafa nekk ci ay situation yu xaw a doy waar te dafa mel ni gouvernement wu Sénégal bi nga xam ne moom la ñu dénk suñu réew dénk leen suñuy bopp ci wàllum koom ak nu ñu waree yore réew mi non seulement yëguñu ko mais dañu bokk moom ñoom ci problème mu Sénégal tey ndax dañu am ay problème yu doy umpale wuñu te ñëpp a ko gis ni que béykat yi nga xam ne dañuy béy noor béyum ndër mi maanaam ñuy def maraîchage yàlla dimbale na leen ba nga xam ne tey xaw na lu ñuy béy xaw na tane waaye seen problème kay mooy ñàkk waajal gi ko gouvernement bi ñàkk waajal ba nga xam ne ñoom ak les gros producteurs l'agro-business mënuñu ànd di jaayandoo ñoom amuñu marché ba nga gis ni ñu bëri ci ñoom dañu jël seen marchandise du di guléet ci Sénégal tuur ko ci tali ngir wane seen naqar bu béykat nag demee ba toll foofu war nañu ko déglu xool lan mooy problème am war nañu jël ay matuwaay yu mot sëkk dafa fekk ci jamono yooyu étudiants yi yëngu gis ngeen ko enseignants yi ba fii ñu toll ñu ngi grève ñu gis tamit keroog matugul sax semaine jakartement nu Thiès yi am na ñu ci bëri ñu dem commissariat wu Parcelles Assainies en masse ne ñoom tàyyi nañu sonn nañu ci tracasserie yi ñuy am ci tali bi muy beneen peggu sénégalais yoo xam ne ñu ngi wane seen naqar ak seen tiis d'ailleurs ñooñu ci ëllëg si sax am na ay jakartement ñu téye benn ASP bu doon dawal daal di ko yóbbu commissariat moom ne ko li ngeen di ñuy teg leen ko seen waa ji parce que amul casque te de kiiwul bu demee ba nit ñi nag commencé di ne dañuy fajal seen bopp ak secteur yu bëri wuute gouvernement bi war a xam ne attention y a quelque chose un vent de jacquerie ou de révolte qui commence à semer dans le pays ñu war a taxaw xool tolluwaayu réew mi xool lan la ñu war a fexe parce que crise bi dafa tar Sénégal yi lekkuñu naanuñu koo gis tey ci veyu Korité bi mu ngi sond ngor moo tee ñu bëri bu dul woon loolu màbb nañu nekk ci tali di yelwaan wala di def leneen kër yu bëri tey bu ñu dogoo dañuy am problème nan la ñuy lekk mooy Sénégal bu ñuy dund gii nii yéen xam ngeen ko man xam naa ko Sénégal yu bëri xam nañ ko waaye lu tax gouvernement bi taxawul comme si effectivement ñu ngi ci situation bu grave yii yëpp ay signes la yoo xam ne dafa war a wane ni que comme ni ñuy waxee en 2021 laata événement wu février yi ñun dañu bind mars avril yi dañu bind début février ne attention réew mi mu ngi ci tolluwaay yoo xam ne lu ndaw mun nañu indil problème loolu bala affaire Adji Sarr yi xel mu amul lu muy jëriñ lu muy xalaat bu signes yi yëpp secteur yi ma lim yi yëpp bu dee kontaanuñu paysans yaa ngi yor seen gerte gi denc ko guux seen mer noppi parce que lu ñu leen digoon lépp dara amu ci gouvernement wu Sénégal ci waxtu yooyu dafa war a jël kéem kàttanam wàcc ci terrain bi waxtaan ak sénégalais yi xool lan mooy seen problème jëm ko saafara waaye dañu gis ni gouvernement wu Sénégal instant boobu la bu ñu ko confier suñu réew confier ko suñu avenir ak suñu présent au lieu mu toppatoo loolu ñoom ñu ngi toppatoo 2029 di def manifestation contre manifestation bu camp présidentiel bi génnee wax camp premier ministre bi génn saaga wala bokk xaste président de la république seeni problème du problème yu sénégalais yi di dund actuellement du ëllëgu sénégalais yi seen problème 2029 la donc ñoom dañuy yokk problème yi ma lim nii ak tolluwaayu Sénégal bu metti bi dañ ci yokk ay jafe-jafe ndax bu fekkee ni dafa am crise économique crise sociale nga ñëw teg ci crise politique bu tar bi nga xam ne day tax ñi leen doon abal xaalis ak ñi fi naroon investir ñoo ñëpp dañuy téye seen loxo parce que wóolutuñu est-ce que Sénégal du yëngu ëllëg diggante président premier ministre ndax du indi ay yëngu-yëngu ci réew mi loolu da ngay yokk ci situation économique
et social bu Sénégal di dund yow gouvernement bi yow exécutif bi da nga ci yokk problème. D'ailleurs kenn umpalewul ni crise financière bu tar la ñuy dund ndax mois de mars bi ñu bëri ñu ngi doon wax ni Sénégal du mujj mun a fay ay borom day am défaut de paiement ñi dina alakul al faw ñu restructurer dette bi maanaam bor bi faw ñu waxtaan ak ñu ko yoreel pour xool nan la ñuy fexe ba mu gën a oyof. ñu gis ni gouvernement bi am na ay initiative yu mu jël dem wax ci fay une partie de l'échéance su mars bi fay nañ ci benn xaaj bi mooy eurobond 2018 bu ñu waroon fay ci mars 2026 mars 2027 mars 2028 fay nañ ci benn xaaj bi am na beneen xaaj buy xaar ci mois de mars bi waaye kenn xamul ci nag yan anam lañ ko fayee loolu nag assemblée nationale ak commission des finances bu assemblée nationale waroon na xam naka la ñu fexe ñu ngi ciy dégg lu ne dégg ni am na peut-être benn kuréel walla benn banque walla nit en tout cas am na ñu nekk Togo ñoo xam ne jëndaat nañu une partie eurobond 2018 bi ci yan anam kenn xamul. Et ñu ngi wax ni ñi nga xam ne en général dañu xam lu xew mooy taskatu xabaar yeeg milieux financiers internationaux yi am na ñu ci commencé bind ni Sénégal dafa nar a teg lu ñuy wax fonds de valorisation des actifs du Sénégal di ci waxtaan ak BOAD ñu ni actif fonds boobu lan lay nekk nan lay demee mooy suñuy pont suñuy port suñuy aéroport ak suñu moomeel yu bëri autoroute à péage dañ koy jël dénk ko ñooñu pour mu nekk genre tayle nii nit di jëlee càkkaayam wurusam walla këram dem tayle ko pour ñu lebal ko xaalis ci li ma jàng ci këyit yi nga xam ne ci ay journaux yoo xam ne généralement ils sont bien informés waxtaan ceeg ñi nga xam ne tamit fii ci réew mi ak bitim réew en général ils sont bien informés nee nañ dañu nar a teg fonds de valorisation des actifs du Sénégal nga xam ne amaana BOAD da ciy liggéey ak ñoom et que loolu moo tax BOAD génne leen xaalis pour ñu génn ci jafe-jafe yi. moo tax bu réew tollee fii bu premier ministre di génn walla président de la république ba mu génnee keroog King Fahd premier ministre tontu ñuy def ay wax tontu est-ce que waruñu waxal Sénégalais yi li leen yitteel dëgg mooy kañ la ñuy am xëy kañ la ñuy faj problème mu enseignement bi kañ la ñuy régler problème mu grève étudiants yi kañ la université di reprendre te normal kañ la ñuy régler définitivement problème béy ba pare nga jël di gas di suul walla di tuur ci tali bi walla boog gerte gi nga denc ko kañ lañ koy régler yooyu est-ce que motul problème est-ce que du loolu moo taxoon ñoom ñu fal leen déedéet newuñu ci loolu ci xulóog xultu xiiroog ŋaayoo moo tax premier ministre ba mu ko yégee keroog xam ne nit ñi commencé nañu nag dayal ci loolu mu def benn sortie pour rattraper wu sortie de rattrapage laa ko mën a tëddee sortie de rattrapage boobu lan lañ ci wax mu ngi ciy dellu ci ay nee na ay contrat yu ñu yoo xam ne récupéré na ko ak renégocier na ko récupéré ci yu bëri man dama jàpp ni loolu bu amee bu fekkee ne jur na xaalis comme ni mu négocier ni ñu négocier nee nañ ci corniche bi ni ñu négocier ci yenn terrain yu gars yi jëloon litigieusement dama jàpp ni bañ ko tàmbalee wax ba léegi bu fekkente ni am na xaalis bu ci jógee dafa waroon feeñ ci budget bi ñu dugal ko ci budget wu Sénégal 2025 ou 2026 ni nangam la ñu jëlee ci renégociation yi bu loolu amulee damay jàpp ay wax kese la surtout nag bu fekkee ni dañu ñëw gis ay yu bëri yu muy wax ci contrat yi ay contrat yoo xam ne nekkul ni ñoom ñoo ko renégocier déedéet dafa nekk contrat yoo xam ne jeex na ba pare damay jël benn ba ñaari exemple bëgguma yàgg toog ci sujet boobu parce
parce que leneen mooy feneen laa jëm dañu jël contrat Kayar offshore profond ñëpp xam nañu ni bu ma doon expliquer lu tax BP génn fi la ñuy dañ fiy yàgg waaye ñëpp xam nañu BP génnoon na moom ne affaire bi mbir mi intéressé tu ko ah mu des Cosmos kese Kayar offshore profond la ñuy wax Cosmos ñu renouvelé woon ko maa ngi fàttali 2014 lañ fa def ay découverte de gaz 2014 ba léegi fukki at ak ñaar la lu tee ba ñu développé Grande Tortue Ahmeyim mooy bu ñu bokk ak Mauritanie lu tax développé wuñu Kayar offshore profond dafa amoon ay quelques difficultés d'ordre technique ak financier yu fi tege bu du woon loolu bu nguur gi ñëwee dina fekk ni BP ak Cosmos def ba développé wàll bu ñu bokk ak Mauritanie dinañ doon développé Kayar offshore profond parce que découverte bi boobu man maa nekkoon ministre de l'énergie fa la ma fekk lu tax développé wu ko ñu boobu jafe-jafe yoon téye leen ñu nekk fi ba 2023 ñu renouveler leen seen permis pour 3 ans donc permis boobu dafa expiré tey jii nii te BP génne na ay communiqué wane ni moom mbir mi intéressé tu ko mun na ko delloo gouvernement Sénégal waaw loolu bu premier ministre toogee ni moom seen ndam la doy na waar de am déet ministère des mines bëri na ay contrat yu ñu génn di ko ndamoo nii la demee ci mines yi noonu la demee ICS seen concession dafa nar a jeex normalement bu fekkee ni ay ñu compétent la ñu xam dañ doon waajal depuis ñu ñëw ñoom audit approfondi technique opérationnel marché international bi lépp xool lan la gouvernement bi def war a am comme solution de reprise waaye premier ministre bu ngeen ko dégloo dafa toll di wax ni dinaa te xamoon nañu concession bi day jeexi dinaa gouvernement Sénégal dina ko reprendre dinañ def fi suñu kii mais amul benn plan bu tege pour naka la ñuy bu ñu jël nangoo mbir mi ci indien yi Indorama bu fekkee ne loolu moo fa sës ban plan la ñu teg pour dem alors que concession bi day arriver à expiration loolu mooy réalité bi loolu mooy dëgg li d'ailleurs question mine yi dañu war a expliquer et Assemblée nationale ak ay ITIE ak OFNAC yooyu yëpp war nañu jege xool parce que ñu ngi ciy dégg yu doy waar wàllum cimenterie yeeg wàllum mine yeeg ay waxtaan yu bëri waxtaanu guddi yoo xam ne léeg-léeg ñu nangu ba mu yàgg delloo lu waral loolu ndax du pratique yooyu nga xam ne leerul transparent wul moom lañ doon bañ tout le temps ci secteur bi moom moo indi opacité bu am ci secteur bi bu fekkee ne dañuy négocier gannaaw bu ñu négocier nañu def ay dispositions yu leer et négocier de manière transparente sur la place publique nii lii la ñu reproché nit ñi lii la ñu négocier waaye mënoo négocier ak ay cimenteries ci diir gi ngeen di négocier wala diir bi ngeen di ne da ngeen di reprendre seen permis muy par exemple cimenterie du Sahel ñu àlleen seen jet privé ngeen doxantoog moom ñëwaat après ñu ngi négocier gars yi dañu nar a nangu seen permis loolu du dëgg du yoon du transparence lu gën a garaaw premier ministre wax na ba pare gis ngeen ko fan yi yëpp muy ruumandaat ci affaire Azer bi parce que wax na ci Grand Théâtre wax na ci ba mu gis ngeen leen Guinguinéo mu taxaw di wax Azer bi ci terme yoo xam ne vraiment minable quoi ba pare waxaale ci ñun ñooy financer affaire kii bi foofu nga xam ne dañu guuxal mer non pas affaire université bi parce que xam nañu foofu defuñu foofu dara mais parce que ñu ngi leen di sondal ci affaire Azer bi mais pourquoi ñu leen di ci sondal ñoom pourquoi mu kii ñëw conseil des ministres keroog ñu ni